asalaamaaleykum ñu ngi ziar ñëpp ku ci nekk turam ak santam di jéggalu nag ndax tey moom ci biir néeg bi sax lu ñuy mujj live ndax dañu am ay gan fekk ñu bindoon horaire bi ba pare te bëgguñu wax dara te duñ ko def moo tax ñu obligé xaw a tardé tuuti nii sax ñu ngi ciy jéggalu di ñëw ne tey dañu ñëwoon pour balaa ñuy def dara ñu félicité këru diine yi dina leen félicité bu baax a baax parce que tey ñu ngi jàpp ci xeex bi pour Covid bi yàgg nañ ci jàpp église bi ba mu tëjee ay église am yàgg na tey boo demee Tiwaawan xalif bi daanaka li mu def ci liggéey bi dafa dépassé sax mucc ay parce que yu bëri teggi na ko teg ci suuf yoo xamante ne chaque année tàmmal nañ ko tiijaan yi tàmmal ko jullit yi nga dem Touba waxi noonu sëñ Muntaxa gis nañ ay photo mag yëpp comme xalif général bi comme waa église bi comme Medina Baye Niass boobu la ñuy taxaw tamit na gis nañ ne xalif bi sax ñàkku na kon loolu rek war na tax ñëpp xam ne que ni vaccin bi moo mën a tax dëkk bi dellu na mu meloon am na ñuy wax sax ci vaccin bi naan da nga koy vacciné waat ko te xamoo ñaata temps lay def ma ciy profité di wax nit ñi ne am na ñoo xamante ne chaque année ñu dem piqûre pour grippe chaque année parce que amuñu benn vaccin bu mën a faj grippe mais chaque année nga dem def ko kon loo xamante ne da nga koy defaat ko te mën nga ko defaat xëy na fi ak ay at loolu du dara lu négatif na ñëpp dem vacciné wu ku ko mën wóolu ko demal nga def ko ku ko mënul wóolu woo ko bul ci waxit lu ñaaw bul ci waxit lu bon parce que am na ñoo xamante ne feebar boo xamante ne xëy na tey bu ñu vacciné woo dinañ mën a mucc ci lii di Covid bi li muy wàññi ci ay nit nag bu ñu xamuñu nu mu toll période bi ci daaw Sénégal amul woon cas Sénégal la ma fekk ñu invité ma DTV ma ne leen bu nu moytuwul ci aéroport bi ak frontières yi la cas yi di jaaree kon yàgg nañ xeex ci corona bi ñu nu ëpp dayoo ëpp ñu gëdd doon ay kilifa buñ ci xeexul ñun suñu yoon nekku ci ñun dañ ciy xeex ku ciy foo ku ciy caaxaan da nga xamul feebar bi ndax nga toog ba man sama médecin bi ma njëkkoon am fii ci Italie zone bi ma dëkk corona bi moo ko yóbbu kon man xam naa li may wax bu baax ci feebar bi koo xamante ne dañ doon gisante régulièrement mais bu ma soxlaa sax lu ma war a jëli pharmacie damay dem ci moom wala ma yónni sama soxna mu jaar ci moom kon ku ma xam nii la muy docteur Cataldo mu nekk fi ay at ma xam ko depuis parce que zone bi maa ngi fi defe naa depuis 2006 mu njëkk nekk sama médecin ci zone bi bay yàlla ci corona bi la ko reyee kon nanu moytu ku mën a faju ku mën a piqûre ji demal nga piqûre ji bu ci kenn wax lu ñaaw am na gis naa ci nag ay nit yu ñëw naan ay non vax dëkk yëpp lay exister gis nga feebar piqûre bu bees fii ak 50 ans ñay fekkee ñaanuñu ko yàlla pandémie am parce que ñun bi Sénégal ñuy wax épidémie ba ci Chine man dama ne pandémie la woon te preuve yaa ngi ci Facebook bi parce que lu am Chine nan jàpp ne pandémie lay nekk parce que chinois yi ñu ngi fépp seen bagage a ngi dem fépp kon lu am Chine rek nan xam ne fépp la jëm ci monde bi ñu ciy profité di wax ñëpp ku ci mënul ñàkku bul ci wax lu ñaaw bul ci wax lu bon fii ak 50 ans ñaanuñu ko yàlla fii ak 100 ans bés bu feebar bu bees amee vaccin bu bees am dina am ay nit yuy waxee noonu la toujours ay at ci ginnaaw tamit noonu la woon parce que nit lu mu xamul foog mu wax ci mais bul ci wax ba découragé ñenn ñi nanu maanu ci yenn yi ku mel ne man dama ciy maanu mais am na yu ma ci gis mais du ma ci dugg scientifiquement di ci wax parce que boor boobu aw ma fa xam-xam bi war a tax ma naan boo ko defee lii ngay am boo ko deful lii ngay am kon nan leen ci maanu comme li may wax rek dafa mel ne Doliprane mën nga koo naan du la def dara keneen naan ko feebar tétanos nit dina ko piqûre jaaree fa nit piqûre ko du ko def dara loolu ci yaramu nit ki la li yaramam àttan ak lu mu àttanu mais du ci piqûre bi noonu góorgóorlu ñu fexe nit ñi vacciné wu ñu jiite ko ci mag ñi te ñu bàyyi tamit yaama neex bi kii la sama xarit la ñu vacciné ko non nañ ko jox ñu ko gën a yellool muy mag ñi bu ñu jógee ci mag ñi ak médecins yi ñu jox ko armée bi jox ko enseignants yi parce que ñooy gën a nekk contact après nag ñu ak ñi nga xamante ne dañu feebar amuñu âge yu xëy na 60 ans jëm kaw mais feebar nag ñu jox leen ko parce que dañu war a di def désormais li nga xamante ne mooy yoon li nga xamante ne moom la askan bi bëgg li nga xamante ne tamit même bu ko askan bi bëggee tamit moo tegu ci yoon tey nag li may wax mooy cànq maa ngi naan ci këru diine yooyu Ousmane Sonko nee na dem na ci këru diine yi xaw ma envoyé nañ ko ay message moo fa bëggul dem mais Ousmane Sonko ci boppam xam na ne këru diine boo dem tey muy jàngu bi muy feneen parce que toutes les religions révélées dafa am lu ñuy wax loo xamante ne daanaka Sénégal kenn respecté wu ko moom mooy bul laal bul jege tant que jëloo ko soxna loolu moom religion révélée yëpp a ko wax Sénégal nag daanaka bu amee ñu koy respecté xëy na 10% la man côté boobu du ma ci prêcher kenn parce que man lu may prêcher day fekk ma jiitu ci bu ma nee la sangul day fekk ma sangu bu ma sanguwul it da nga ma fekk may root pour dugg ci douche mu leer na ne li ma la bëggal loolu laa bëggal sama bopp kon tey këru diine boo demoon dina ne la ndax
ndax da nga caa def wala defoo ci ndax taqee nga ci wala taqee woo ci kon nanu bàyyi kilifa diine yi ñuy foye ak këru diine yi ñuy foye. may ñëw ci benn affaire Ousmane Sonko nee na médecin bi ko doon suivre dina wax tur bi ba léegi waxagul tur bi mais tey ci beneen fay la ñuy ñëw parce que temps yëpp amuñu woon jot mais tey xaw nañ am tuuti jot. dañ leen di tagal ngeen déglu. wax dëgg yàlla baax na trop macha allah waaye benn séance de massage nga war cee fay lu ëpp 200 000 francs ca laa ne docteur man opposant la aw ma xaalis. séance de massage 200 000 la wax. tuuti benn yoon ci weer wi mënuma ci fay ay 200 000 francs ci la ma sama benn xame ñu ciy waxtaan mu ne ma man de am naa fu may defee fii samay séance te institut bu légal la. nee na institut bi institut bu légal la am ay kayitam reconnaissance su état institut bu set. di institut bu set. institut bu responsable te ka ko moom ak jëkkëram ak ay doomam ñoom ñëpp ñu ngi dëkk ci biir. waaw. ma ne ko loolu de war naa dem xool bu ma demee xool bu méngoog li ma xalaat ma dem def foofu samay séance ba ma demee ñu recevoir ma visité. Ousmane Sonko dem na visité. ma gis ni vraiment macha allah ñu woon ma seen agrément bi leen état jox ne leen jox mat ngeen lañ leen doye pour mun a def des séances de massage thérapeutique. mooy massage u faju. massage faju thérapeutique. parce que dama bëgg a xamal ñëpp ni man faju moo tax may def massage. Ousmane Sonko nee na faju moo tax muy def massage. jox ma ne ma lii mun nga ko def foofu ba ma ñëwee bëgg a def séance dama leen ndax am ngeen masseur. première fois bi ñu fa demee wax dëgg yàlla fii ay masseuse moo fi nekk. laaj na leen ndax am nañ masseur ñu ne ko ay masseur ñoo fi nekk te massage thérapeutique la ñuy def. dinaa dellu si. nee na dina dellu si. bi ma génnee dama woo sama benn oustaz ma ne ko man de bëgg naa maase wu. waaw dama koy dagg foofu parce que du ma dugg ci affaire oustaz yi parce que oustaz bi tamit tudd ko waxul tur bi maanaam Ousmane Sonko nee na faju moo ko yóbboon foofu état bi jox na salon bi agrément de massage ñi nga xamante ne ñoo jàng physiothérapie nee nañ amuñu benn salon de massage bu nekk Sénégal boo xamante ne soin de beauté lay def bu état bi di jox benn kayit pour mu mën a exercer parce que da ngay dem jàngi ko ni ngay jàngee nekk infirmier noonu ngay jàngee nekk physiothérapeute ni ngay jàngee nekk médecin noonu ngay nekk ci ngay nekkee orthopède wala leneen ak leneen parce que comme ni muy nekkee gynécologue ak leneen ak leneen lii Ousmane Sonko di wax feebar bi ñi koy faj tamit dañ ko jànguñu ko ci jëlee nit Fatick wala jëlee nit Kolda ñëw andi ko di ko tëj sa kër 15 jours du génn ak yooyu yëpp mais man li ma gën a jaaxal ci loolu mooy Ousmane Sonko nee na depuis bi mu gënee nekk xale ba yaay ji da daan jënd kiiwu yeew cube bu yeew 3000 francs jamono yooyu mais mën nga nekk xale ba nekk mag feebar di la sonal nga continuer di sport ak moom di football ak moom di dem géej ak moom waxuñu loolu yëpp de mais ñi nga nekkal sax mënuñu ko xam ñu la gën a jege ñenn ñi ñoo ko xam ci sa ay wax feebar boobu tax na ñi nga jàngandool ñëpp amul kenn ku ñëw ne saa waay des fois doonul woon ñëw parce que da daan feebar boobu ñi nga doon liggéeyandool ñëpp amul kenn ku ñëw di génn sa ay absence répétée due à cette maladie. ñu dégluwaat léegi benn affaire Ousmane Sonko nee na bi mu fa njëkkee dem dafa laajte ñu ne ko ay masseuse lañu am wan ko agrément yëpp mu ne leen dina dellu siwaat mu dem laaj benn ustaasam bu dal xelam may fàtte ne ustaas Alioune Sall la mu wax leer na Ahmed Khalifa Niass la mu wax leer na Ahmed Khalifa Niass dinañ dellu siwaat ci turam ci kanam buñ ko fàttewulee incha allah léegi ñu déglu bi Ousmane Sonko demee ba war fa ñëwaat nee na mais ndaw si nekk ci bi moom salon de massage bi la ñuy déglu nii ñu laaj ko mu am journaliste bu ko laaj. ñi ngi ko doon souligner également Ousmane Sonko nan la def ba xam li nga xamante ni lii moom moo di institut bi. waaw comme li ma ko waxee woon rek parce que Sonko jour bi mu njëkk a ñëw si kër gi 2019 la tombeel jour boobu ñu ngi tombé jour tabaski man kese maa nekkoon ci kër gi ak sama jëkkër. ndaw si nee na Sonko bi mu fay njëkk ñëw jour tabaski la tombeel moom rek a nekkoon ci kër gi. ak sama benn doom bu jigéen. ak benn doomam bu jigéen. jour boobu bu ñu fiy ñëw mi ngi ñëw ay diggante 11h jëm midi. bu ñëwee mi ngi fekk man sama jëkkër yi nekk si wanag bi di defar suñu yàpp xar tabaski mu sonné mag di jël ko jour boobu la nekk première fois bu njëkk a ñëw ci kër gi.
bi ma ko sonalee mu tëj mu ne ma fii c'est Imosène man ko non non fii Sweet Beauté Spa la. mu ne ma ma ne ko waaw ma ne ko Imosène boobu ngay wax de am na ñu bëri ñoo xam ne dañuy jaawale sama numéro ak numéro. numéro yi dafa numéro. numéro Imosène moo nekk 824 33 824 99 29 sama numéro moo nekk 800 non waaw. 842. waaw 842 99 29 xam nga numéro yooyu benn chiffre moo leen tàkkale. lu tax may taxaw fii ndaw si këru na numéro Imosène mais këruwul numéro am loolu lu bizarre la de deux nee na Ousmane Sonko dafa ñëw ne ko fii mooy Imosène booy dégg Ousmane Sonko tamit wax na ko moom ci benn kii wam ne wetu Imosène kii ñëw ne Imosène ndaw si nee na numéro Imosène temps la muy 824 99 22 mais ndaw si xamul numéro moom ba jëkkër ji moo koy fàttali muy 842 99 22 léegi may laajte ndax kuy juum d'habitude du ci ay 33 wala 42 ngay juum wala 43 mais 42 ba 24 du benn chiffre ñaari chiffre nga dëpp pour wax leen rek ne ñii yéen sénégalais yi lañu bëgg jàppee ay dof di leen ping pong ba yeewu suba naan dañu bëgg yàq dëkk bi ndaw si nee na Ousmane Sonko première fois bi mu fa ñëwee jour tabaski la ñu dégluwaat li mu yeggal. man mënuma xëy journée ba journée bi jeex te nit du ma woo ne ma si Imosène. donc ci juum jaawale numéro yi moo ko indi fii moom Ousmane Sonko. bu mu dugg see de loolu la ma wax. léegi bu mu dugg see. nee na jaawaat la numéro ku musul woote téléphone dina jiwaat la numéro. fàtte bu cher. Ousmane Sonko musul woote téléphone musu koo wax. parce que fàtte bi man leer na ma ne fàtte bii kii dafa toog nekk fàtte boo xam ne nii bu kii la. nee na Ousmane Sonko premier jour bi frotté bu cher la àndaale premier jour muy jour tabaski. mais jour boobu bi muy dugg si kër gi dafa wax carrément ne ma c'est Imosène ma ne ko non non fii Sweet Beauté Spa la. jour boobu la commencé jour boobu man laa ko dugal defal ko massage te jour boobu si 16 la toog. premier entretien bi mu am ak yéen lan la leen wax ni moom lay wut si parce que li mu leeral mooy dafa am ay problème de dos moo tax moom. waaw parce que jour boobu noonu bu mu dugg see si kër gi danaa ko ñun de tey liggéey parce que élèves yëpp dem nañ ñibbi. mu ne ma man de sama ginnaaw mooy métti moo tàng jër. dégg ngeen xamul lu may def léegi nag farate bii nag bu fekkee yow am nga technique pour massage yaakaar naa soo ma ko bësalee dina seet. d'accord ok léegi si laa ko la koy ñëwal mu tëdd sama jëkkër nii du ma bàyyi ma fen jour boobu mu tëdd ma maaseel ko ginnaawam. déglu leen bu baax nee na Ousmane Sonko premier jour bi mu ñëwee dafa àndaale massage am kii pommade de pour massage am après nee na ko yow da nga am technique xamu ko mu ne ko am nga technique de massage ndaw si nee na Ousmane Sonko dafa toog mais boo leen dégluwaatee ndaw si ci biir toog bi waxaat ne dafa tëdd wax ñaari yoon dafa tëdd. pour massage yaakaar naa soo ma ko bësalee dina seet. d'accord léegi si laa ko la koy ñëwal mu tëdd sama jëkkër nii du ma bàyyi. dégg nga mu tëdd. jour boobu mu tëdd ma maaseel ko ginnaawam. mu dem bi ma dugg si sax maa ngi wax sama jëkkër naan ku ma maasee te Sonko la mais moom waxuma ne man Sonko laa mais man xam naa ne Ousmane Sonko laa maasee. xam nañ ko comprendre nga mu ne ma waaw. lii bëgguma di ko def ay contradiction yu bëri yu ñuy gis ci Facebook bi yu ci bëri maa koy collé duma ko sax jàllale directement des fois mais damay bëgg ñit ñi yeewu dama koy collé parce que ki waxoon lee ñëwaat waxaat lii c'est normal nga teg ko mu dégg may wax sénégalais nañu moytu. amoo droit dox amoo droit naan amoo droit lekk ci ko. tey bëgguñu wax jamono nekk ci réseaux sociaux yi. bëgguñu wax lu bëri la jamono nekk ci dañu bëgg nit ñi gis a déggal seen bopp. ba ñu dooree ba léegi sama dossier radiation jaar na fi. dégg nga mu ne woon coow bu lëmbe Sénégal. waaw ñu jógee foofu dossier pétrole bi ñëw doon coow bi lëmbe Sénégal ñu jógaat foofu dossier 94 yi ñëwaat 94 milliards ñëpp ne Sénégal te Sonko kaso la jëm ñu jógee foofu lii ñëw waaye dama bëgg a xamal nit ñi ni lii dafa bokkul ak yooyu weesu yëpp. très bien Ousmane Sonko nee na dossier radiation am ñëw na fi jàll bu 94 milliards yi ñëw fi jàll bu pétrole bi ñëw fi jàll léegi nag bu accusation de viol bii ñëw mu ne bokkul ak yooyu yëpp c'est vrai il a raison bokkul ak yooyu yëpp parce que bii sa affaire personnelle la 94 milliards yi amoon nga ci benn intérêt nga dem yooxu kërëng-kërëng mais bëggoo mu yegg lu tax bëggoo mu yegg parce que xam nga ne am nga ci tort te woote woo pour mortal combat ci 94 milliards nag 94 milliards bu ko état Sénégal amee kenn ku ko sàcc 94 milliards mën na tabax ay hôpitaux mën na fi jëlee abri provisoire yi minimum de à l'ordre de 75%. comme lu tax 94 milliards jaralul Ousmane Sonko mu xataraayu ba woote ultime combat mortal combat wala avant l'ultime combat kon loolu war na jaaxal ñëpp pétrole bi nga xamante ne avenir u nation bi yëpp la
lu tax Ousmane Sonko wootewu ci mortal combat radiation moom la concerné boobu sax ñu bëri xamuñu ko xëy na ci leen ko jaaree xam ko def na deful amoon na droit dem jëli ay juge ak ay avocat yooyu yëpp moom la concerné mais 94 milliards yi ak pétrole bi lu tax Ousmane Sonko wootewu ci mortal combat mu bëgg ñu xam benn affaire Ousmane Sonko même député opposition yi jàppewu leen nawle ndax boo xoolee Aïda Mbodj ba muy dem démb Ousmane Sonko joxu ko lettre pour mu représenter ko xam ngeen lu tax parce que dafa yaakaaroon ne bu demee Moustapha Niasse ak assemblée bi dañ naan comme joxuñu ko lettre pour mu représenter ko warul wax mais foofu dama ciy profiter di féliciter Moustapha Niasse muy mag di kilifa doxalee démb doxul nu kilifa parce que leeralal ne Aïda Mbodj amul dara lu mu fi wane ne moom moo représenté Ousmane Sonko pour waxal ko mais nan ko jox parole ñit ñi di yuuxu mu ne nan déglu ñëpp kon tey Ousmane Sonko mi toog démb mu ne xaaral ma seet ko wax parce que bugguma sax naan nee na ñu yaakaar dama koy sosal wala damay wax ndax ñoom il faut que Sénégalais yi xam ne que ni ñii dañu jël seen àdduna daal di créer benn affaire bu yomb affaire bi nu créer moom mooy ni politique di amee idéologie ñii socialiste lan ñii lii leen gëm ñoom dañu gëm ne dañu war a ñëw créer mensongisme di sos ba jot nguur gi soog a xool ndax mën nañ ko lijjanti xool leen démb lu garaaw li am seen TV nit ku taxaw jël kaamin di waatal kenn koo xamante ne nekkoo fa fekkeewoo nga waat ne kooku sequl ak ñooñu dara mu wóor na ne que ni kenn dugg fële nu mu tudd Bassirou Diomaye naan Ousmane Sonko may na 500 litres xaw ma nu ñu koy xotee 100 parce que ñu ngi calculer ne que ni ëllëg bu ne Ousmane Sonko parce que day wuyu ji Ousmane Sonko ADN lii nii ñu ne woy ci 100 ba lañ ko jëlee woon mais xam nan est-ce que ñoom xam nañ ne nit ñi duñu ay dof xam na ne Ousmane Sonko am na droit def contre expertise ñi mu wóolu ànd ak ñëpp ñëw xool fii la ñu jëlee ci kii bi liquide bii la ñu jëlee pour def test ADN ci lii lañ jëlee pour def test ADN ñoom ñëpp ñu ànd def ko mais non dañu bëgg jàppee sénégalais ay dof ñun nag ñoo dul nangu kenn jàppee suñu ay frère suñu ay sœur ay dof parce que ñun suñu bopp doon dul dof déglu leen fii. DSK mooy Dominique Strauss-Kahn nekkoon benn kilifa France boo xam ne dafa waroon nekk candidat ci élection présidentielle far mu am lu ko dab ba ñu jiiñ ko ni dafa siif benn nit fële New York coow mujj ci am ba mënatul na nekk candidat kon ñoom lii lépp nag buñ ci tuddee DSK rek mooy liñ ciy jublu mooy lu ñuy def ba Ousmane Sonko du nekk candidat loolu rek la mu ne donc ci dossier bi li ma leen di digal yéen mooy bu leen ko tëj kaso ndax bu ngeen ko tëjee kaso dina yëngal réew mi nit ñi dinañ génn di manifester fii ak li ko mu ñëw bàyyiwaat ko mu ñibbi ba keroog instruction bi jeex ñu dem procès bu ñu demee procès nag fexe leen ba fësal ni jote am na moom ak xale bu jigéen bi loolu rek doy na jarul ngeen koy tëj bu ko defee maqaamam biir Sénégal day wadd deram day yàqu loolu moo nekk ci message bi. Ousmane Sonko lim fi lim yëpp moo nekk ci benn message bëggoon naa xam ban opérateur Sénégal moo aay boobu ba mën a envoyé benn message lii nii yëpp ci benn message ku ci nekk jël sa téléphone bu la neexee nga bind message nga envoyé nga xool ndax lii yëpp mu lim xaj na ci benn message xaj na ci nombre de caractères yi message di permettre ñu yeggali. lii rek firndeel na complot leneen loo ci yokkee day ëpp moo tax bi ñu demee nag ba rapport bi jëm côté boobu ci la procureur ti ne waa gendarmerie arrêté leen enquête bi parce que bëgguloon gendarmerie woo médecin bi bëgguloon gendarmerie woo avocat bi bëgguloon gendarmerie woo nijaay ga sax. ci gendarmerie boobu laay taxawee gis naa ñetti nit yoo xamante ne ñu ngi seetaan live bi ñoom xam nan man xam naa yàlla xam na am na ci ñaar wala ñett ñu ma gis ñoo xamante ne nee naa leen parce que am na loo xamante ne nit waroo am fitu sax wax ko ci biti man nee naa leen oto 4x4 bu noir boobu ñuy wax boo moytul gendarmerie la parce que Ousmane Sonko nit du ñëw rek jiiñ ko viol ñu ñëw kërëng patam-patamee parce que la gendarmerie sénégalaise elle est extraordinaire gis nga tey naa leen wax benn affaire Bougazelli ñëpp a ngi wax xam nga Bougazelli lu tax ngaangul
Bougazelli sama gaayen la xamante nan Bougazelli lu tax ngaangul parce que gendarmerie dafa dem ba filmer topp ko di ko topp ba Bougazelli bi ñu naan mi ngi hôpital mi ngi kii mi ngi lii fekk mu dem Touba gendarmerie mi ngi koy topp xam ne ma nga Touba mënul génn dëkk bi te jàppagun ko. nanuy moytu gendarmerie sénégalaise nanuy moytu dig parce que ñoo xamante ne la dañu xarañ gëm Sénégal gëm seen liggéey faalewuñu président faalewuñu ministre kenn tegu leen fa danoo liggi jàng décidé ne liggéey bii laa bëgg def pour sàmm Sénégal pour aar sénégalais yi nanuy bàyyi gendarmerie ay nu ñu koy waxatee ay police ba ci armée bi ñuy jéem a faagaagal ñooñu faalewuñu kenn Ousmane Sonko du dara seen kanam Émile du dara seen kanam simple citoyen la ñuy nekk seen kanam ma koy waxaat déggu leen benn yoon Ousmane Sonko ne gendarmerie convocation bi mu ko andil valable dafa ne du wuy ji parce que député la ay avocat am bind ko am na ci droit comme pour ñu bàyyi ñu ñuy naxee ñin ñi naan leen gendarmerie warul woon jox Ousmane Sonko convocation gendarmerie bu ma xool benn turu kenn ku nekk fi bu Seydou li mii naan Sonko par exemple bu taxawoon tey porte plainte Émile Ndiaye gendarmerie day jël plainte bi daal di xool ne lii ok c'est une plainte recevable mu bindal Émile convocation bu Émile bu ko neexee mu bañ a ñëw bu Émile ñëwulee heure ba jot dañ koy dem jëli mais Ousmane Sonko ban ko bindalee bi ko Adji Sarr bindalee plainte am ñu gis ne que ni plainte bi c'est recevable danoo yónnee Ousmane Sonko convocation Ousmane Sonko lan la def dafa bind ay avocat am danoo bind gendarmerie section de recherche na leen Ousmane Sonko du ñëw parce que avocat la il faut ñu astafurla parce que député la il faut ñu dindi immunité parlementaire am kon loi bi du Ousmane Sonko tax ñu respecté ko du keneen ak keneen a tax ñu respecté ko loi bi ñoom gendarmerie dañ koy respecté parce que ñoom ñooy garant de la sécurité te ku wax sécurité wax loi parce que gendarmerie ci justice le ministère de la justice la dépendre encore une fois ñu yeggale li Ousmane Sonko wax pour muy leer parce que tey dañu espérer ne bu ñu defee live bi boo moytul dinañ ci arrêté ndax dina xëy na sénégalais dinañ comprendre réellement qui est Ousmane Sonko Ousmane Sonko mi ngi nax sénégalais yi depuis des années. wala Papa Diop. waaw loolu moo tax ñu aji may wax nag ni dama ko fàtte woon ci français. waaw nee na ko fàtte woon wax ci français. li mu ko laaj ndax xam na Adji Sarr am déet. nee na ko bëgg a gis Macky Sall na ko laaj na xam na Adji Sarr mais yow xam nga Adji Sarr ñun li ñu leer la ñuy wax parce que moom musul wax ne musul gis Adji Sarr kon moom xam na Adji Sarr léegi bés bu ci tolloo moom bu demee ci juge na ko loolu juge ndax ñun mënuñu cee wax dara. may leeral benn mbir bu am solo mbir moomu mooy sénégalais yëpp mën nañu après. waa Sonko jarul ngeen di def ay tet yi man intéressé wu ma bu ñu daggee live ma xam ne dagg nañ ko mais man sama en tant que républicain patriote gëm Sénégal danaa wax li ma wax. continuer leen di saaga continuer leen di menacer vous le faites depuis 2018. continuer loolu la leen yaree loolu ngeen xam man du ma def dara xam nga tax Sénégal moo ëpp importance sama personne bii ngeen di saaga. barki démb ki ma jur wax na ak man façon wax bu nekk pour ma arrêter ma ne ko baal ma ku la saaga rek xamal ne da nga koo yarul ndax man nii nga yar du ma saaga. allez-y insultez essayez de bloquer le live. le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ousmane Sonko li mu wax fii nee na. ma wax nii. waaw dama ne woon. nee na dafa ne woon jaar nañu ci yoon bi nga xam ne moom la constitution teg. waaw. moom la règlement intérieur de l'Assemblée nationale nga xam ne loi organique teg. waaw. saa suñu jaaree foofu respecté ko bu ñu yëkkati sama mbalaan kiiraay ma dem fa. Ousmane Sonko may wax Sénégalais nag dañoo respecté wul loolu. nee na moo wax loolu yëpp wax suñu mbokk yi léegi moom daf ci benn affaire rek la ci fàtte wax mooy fas yéenewu ma bi Idrissa Seck daan waxoon keroog moom la ci fàtte wax parce que Ousmane Sonko moo waxaat lii fii ñu xool ndax même wax bi la. am na lu ñu dogu. nee na am na lu mu dogu ñu waxtaan man ak samay avocat mooy démb toog nañu fii ñu àndil ñu convocation. dégg ngeen. nañu. weddiwul convocation bi. à 11h nañu ñëw. déggu leen benn yoon Ousmane Sonko wax illégal. ma fas yéene wax Sénégalais yëpp ni du ma uyu ji ëllëg. waxul illégal dafa ne du wuyu ji parce que. ab député. munoo ko convoqué en tant que accusé tant que teggi woo malaanu kiiraayam muy immunité parlementaire. waaw tant que tegguñ ko doo wuyu ji. loolu nag boo ko waxee dañ daan parce que sénégalais yi ñenn bokk
ay raccourci la ñuy bëgg soo ko waxee dañ naan non s'il n'a rien à se reprocher na dem uyu ji déedéet man néew ma duma uyu ji justice amul ko sañ a wax citoyen la waaye la loi elle est faite pour être respectée. waaw bu dee dañu bind noir sur blanc ci règlement intérieur assemblée nationale ni ab député bu nekk en cours de mandat pour nga entamer des poursuites wala nga koy woo di ko et cetera il faut nga saisir assemblée nationale te loolu mun nañ ko def ci ñaari fan ñetti fan une semaine parce que ñoom ñoo seen majorité su dee loi da koo wax waruñoo tàmbal nit ñi ni mën nañoo jalgati loi saa su leen neexee bu dee loi dafa wax loolu noonu lañ ko war a defee buñ ko defee am seen levée d'immunité parlementaire à 10 heures à 10h05 maa nga foofu uyu leen. ok mais fii rek defuñu ko du ma dem uyu ji leen. du ma dagg dara damay bëgg ñu dégg ne moo ko wax. comme nag. nga pare na ci parce wax que ci réew boobu mi la ñu dëkk. waaw te Sénégalais yu baax ak patriotes yi ñu ngi fépp comme am nañu firnde ni moom Serigne Bassirou Gueye nee na leen suba bu Ousmane Sonko ñëwee na ngeen ko jàpp mandat de dépôt immédiat parce que li ñu bëgg mooy fexe ba làq ma ba dootuma mun a wax loolu tax ñu wax tey. ok léegi Ousmane Sonko ñaari wax yi mu wax bokkul moo ne woon bu ñu dindee immunité mu dem moo wëlbatiku waat ne parce que loi parce que lii parce que laa te lépp li muy wax amul dara loo xamante ne mën na prouver ne que ni teguwul ci yoon ay nitam ñooy wër ci télé yi di sos di ñëw di nax nit ñi ma bëgg sénégalais yi yeewu loolu muy wax ci assemblée monde bi yëpp majorité mécanique nañ ko bàyyi di wax parce que ki ñëw taxaw bëgg ñu wóolu ko bu demee élection ñu def ko président pour ay li mu décider def pour réew mi nga xamante ne moom moo tudd sa projet bi nga xamante ne moom nga ñëw dénk ko wan ko askan bi ne leen boo leen ma falee lii laay def képp koo xamante ne nekk nga président ci dëkk yu mel ne Afrique ak Europe ak yenn dëkk yi nga xamante ne président moo fa am importance il faut que nga wut ñoo xamante ne ñoo nekk sa ay député pour li nga loi yi nga bëgg ak ni nga bëgg dëkk bi doxee ñu voteel la ko fa loolu du affaire de majorité mécanique yi ñuy wax Sénégal la xew loolu confiance la tudd ndax ñi la wóolu yow fexe nga nekk président ñoo la wóoluwaat voté député yi nga xamante ne ñoom nga bëgg àndal pour ñu dem di wax ci àq ak yàlla kiiwu nit ñi nu xaw nu koy waxee sax ci wolof nga xamante ne lépp rek day nekk pour sa politique continuer gën a baax kon nanu bàyyi di wax majorité mécanique amul Ousmane Sonko am na beneen boo xamante ne tey dinaa ko wax ñun ñi mu leer gis nga 3e mandat bi ñuy wax Sénégal Ousmane Sonko moo ko njëkk a créé Sénégal dama koy génne parce que tey du ay affaire u détail la ñu war a nekk nii di kii il faut lépp leer lépp leer il faut lépp leer Ousmane Sonko mosuta wax sénégalais yi dara def ko mosuta am depuis début ba muy njëkk génn télé di wax ne fii ci Casamance lay wax moom mi ne mosul wax Casamance déglu leen fii. ma koy rappelé ñu ni Ousmane Sonko dem na ba Casamance ne dafa armée bi jógee armée bi lu mu fay wut démb leneen la wax parce que Ahmed Khalifa Niass moo doon wax dinaa ci ñëwaat moom moo def ci xelu Ousmane Sonko ne war na mën a représenter Casamance ñëpp gis nañ ko seetaan nañ ko ba mu koy wax Ousmane Sonko mësuta xalaat ne problème bi Casamance dinañ ko ci tudd wala dara parce que fii ñun ñëpp nous sommes des Sénégalais président Macky Sall mi ñëw di jéem a régler problème mu Casamance bi pour ku ci nekk dellu fa nga dëkkoon la nga moomoon bu dee tool la nga dellu fa di fa bay na mu la neexee def pont def yu bëre Gambie ak pont Sénégal bi def yu bëre Casamance kooku kenn gënu koo bëgg jàmm ci Casamance. Ahmed Khalifa Niass nag parce que Ousmane Sonko actuellement dafa tiit dafa jaaxle ba lu mu dégg rek da ciy jafandu gisoo keroog bi président Macky Sall ne man sama noon bi gën a yées sax ñaanalu ma ko lu mel nii wala yéenewu ma ko lu mel nii mu daw génn. actuellement képp ko wax gis nga man mii di wax man dof bi sax la ma jàppee xëy na parce que xam na ma bu baax parce que yónni na ba tàyyi ay nitam ci man pour ñuy nekk di wax di jaxase di lii mujj gi ñu ne dañuy arrêté quitter sama page. ils me connaissent tous Bassirou Diomaye Faye mi ngeen di gis man ak moom a njëkk def débat ma toog 17 ans làkkuma français parce que man nekkuma France nekkuma Belgique Italie laa nekk ñëpp xam nañ ko ma toog 17 ans presque làkkuma français ñu toog def débat bu français keroog la ma ko waxoon moom la gisaat tey
ba ñuy jóg di jooy seen ay 5000 ak 10 000 yu état bi juumoon dagg dama ne ko ay dëkk ñu ngi toog di lijjanti xaalis di bàyyi di jox seen état mu ne ma l'état ne fait pas de màjjal noonu la ko waxee naan ma au moment où xaw ma lan on suit des personnes vont te suivre il faut arrêter ce que tu dis ay détails am xam nga ñoom yooyu ñu wax di la jéem a minimiser ñu toll ci coronavirus monde bi yëpp presque di màjjal dëkk yëpp di màjjal kon am na yoo xamante ne pour wax la ñoom ni nu mel pour ñoom kenn xamul pour ñoom kenn du dara mais ñun on les suit depuis mën naa leen génne lépp ci Ousmane Sonko lépp lu mu mës a wax mosu ci wax dëgg 2017 boobu ma leen di wax bu ma amee temps dinaa ko génne la ma waxoon Bassirou Diomaye Faye laa waxaat fan yi moom mooy lan Ousmane Sonko bés bu waxee dara andi preuve ma ñëw Pastef ba tey fi ñu toll nii bu nu continuer woon di génne yi nan arrêté sax parce que mi ngi yàq suñu live bu nu continuer di génne ay preuve am fii chaque jour ma génne leen dara ba ci terre bi sax nga xamante ne ba léegi dawagul peut-être ndax des problèmes d'ordre sécuritaire ma ciy wax nit ñi ne Maroc 2007 la commencé woon projet am France actuellement am na 2007 projet boo xam ne RER la foofu ci biir capitale bi 2007 lañ ko commencé ba léegi ñu ngi wut xaalis pour démarrer ko kon am na yoo xamante ne sax ay détails la mais moom il a parlé de 800 milliards yeewu suba ne 1000 yeewu suba ne 1200 yeewu suba ne 1400 yeewu waat suba ne 1600 milliards Dakar jam ñaajo loolu la mës a wax Ousmane Sonko musul wax dara mu feeñ musul wax dara mu ñëw kon tey ku mel noonu bu toogee di leen woo ci problème boo xamante ne du problème politique encore une fois nan leen doon ay gor waruñu nangu ñuy tudd ku mel ne Mamadou Dia di tudd ku mel ne Cheikh Anta Diop nga xamante ne ñooñu ils ont beaucoup fait pour le Sénégal fa nu yegg ñu bëri duñ fa mës a yegg ñu ciy teg benn tur koo xamante ne ci salon de massage la demoon pour lijjanti boppam moo xam lim fa def ñun xamuñu ko yoon woo na ko pour ñëpp xam lim fa def wala moom mu wax ñi ni lim fa def mu bañ mais loolu ku ko def yaa ngi saaga ñooñu nga xamante ne woon ay panafricaniste lañ je suis énervé parce que am na ñoo xamante ne mënu ma nangu ñu leen di tudd ay ñoom Thomas Sankara ay ñoom Cheikh Anta Diop ñu leen di tudd ay ñoom Nkrumah di ci teg Ousmane Sonko moo xamante ne lan la mës a defal Sénégal lu dul jaay leen populisme li muy wax populisme la je vous le dis amul benn dëkk au monde États-Unis bi fi gën a ngande yaakaar ne am na puissance mënul tëju ci dëkkam di liggéey moom rek président Trump bi mu ñëwee di jaay populisme def ko lu mu def 4 ans moo jàll ñu jëlee ko fi Ousmane Sonko mi taxaw tey di wax ne Macky Sall dafa bëgg nekk fii à vie mais ku bëgg nekk à vie di nga ñëw ne nan leen yamale ci mandat bi 2 nan leen yamale ci 2 fois 5 ans ah kooku bu bëggoon nekk à vie du fi bàyyi li fi Wade defoon est-ce que dina ñëw organiser référendum mais référendum boobu tax ñuy am 2 mandats maximum Ousmane Sonko il avait voté non kon moom moo gën a bëgg loolu moo gën a gëm yooyu il faut qu'on arrête de jouer avec les gens nañuy wax ñun ñi dëgg tey ci benn journaliste lay taxaw muy Pape Djibril gis nga nit bu ànd ak nit da koy nangu da koy wane da koy afficher mais il faut pas faire semblant tudd nga Barthélemy lu ma ko clash Barthélemy il a été honnête bi mu buggee lépp leer dafa dem ne dindi leen sama immunité parlementaire damaa bëgg wuy ji mais ki ne buñ ko dindee ma dem wuy ji kooku buñ ko dindee ba pare avant sax ñu koy dindi mu xam ne day deñ mu taxaw di wax leneen jël ay député yu mu yónni woon ñoom Cheikh Bamba Dièye ay Guirassy ñoo xamante ne da ngay yaakaar ne ce sont des intellectuels nekkate ils sont plus ignorants que même le terme ñu taxaw di mbeli waa ji def leen golo def leen marionnette di leen calli toog bu mu nekk ne yónniwul kenn kon qu'est-ce que vous foutiez là il faut arrêter il faut respecter les gens si vous ne respectez pas les gens au moins respectez votre propre personnalité Ousmane Sonko dama leen koy wax ku ci génn di dem da ngay tooñ sa bopp dina wuy ji par A ou B il va répondre et il sait qu'il a fauté parce que li muy def nii moom moo koy prouver ñun duñu juge duñu wax ak kenn duñu laaj kenn Ousmane Sonko rek la ñuy laaj te di ko ñaan mu dem wuy ji comme ñaan nañ ko ci njekk ñaan nañ ko ci teraanga xamul njekk xamul teraanga na xam ne dina wuy ji il va répondre te lépp lu ci mënti am ku ci ñàkk sa bakken ku ci yàq sa oto ku ci perte sa temps même rendez-vous bi nga amoon nga perte ko sax ce sera la faute à Ousmane Sonko parce qu'on l'a appelé comme on appelle une personne normale on l'a appelé comme on appelle un citoyen on l'a appelé comme on appelle un député qui a une honorabilité mais cette honorabilité n'existe pas avec Ousmane Sonko Ousmane Sonko xamul honorabilité Ousmane Sonko xamul cër ndax mosul jox kenn cër même ñu mu àndoo jox leen cër sénégalais jox leen seen bopp cër Ousmane Sonko mosul sa tabax Sénégal Ousmane Sonko ay terrain la lijjanti di ko lijjanti wax na ko toog na ne moom nekk na ay at Pikine di laaj terrain joxuñu ko mu def xaw ma ñaata at Pikine mu daal di dem Dakar
automatiquement dëkk kër góor gi mais dem leen ngeen xool terrain kër góor gi ñaata lay jar yéen xool ngeen kër Ousmane Sonko est-ce que xool ngeen kër Ousmane Sonko ba moment bii ñuy waxee ki ne amul xaalis tey fay 50 000 mu taxaw bëggoon naa génn fii vidéo yi fi mu ne moom toujours 2 personnes lay laaj te ndaw si ne moom benn yoon boobu wóoluwul woon Adji Sarr si la ko defee 2 mai muy 50 000 donc Ousmane Sonko musul wax ne c'est pas vrai musuma fay 50 000 actuellement au moment où je vous parle Ousmane Sonko ñëpp gis na fexe nañ ba dugg këram gis ko am na ay travaux sax yu fa nekk ñuy peinture ak ñuy raax yéen ñi di génn ci mbedd mi di càll càll di këtti këtti am na ci ñoo xamante ne néeg bu normal sax amuñu ko dem leen ngeen lijjanti seen bopp dem leen ngeen def ne man bu dëkk jotee ngeen nekk ci dëgg gi wax ko ku la ci woo ci lu am importance wala lu la ñor nga nekk ci mais ku lay woo ci loo xamante ne buñ la ci jàppee yow yaay perte am na ci ñoo xamante ne buñ leen jàppee seen mbokk duñ leen sax seeti parce que mosuñu leen amal benn intérêt duñ leen yóbbul añ duñ leen yóbbul ndekki da am na ci ñoom sax dañuy sant te tamit affaire bi am na ci ñoo xamante ne duñu ay partisans Sonko génnuñu pour Sonko ñu ngi xool nu ñu rajaxee ak lu nu mën a sàcc ak lu nu mën a lijjanti il faut que ça soit très clair parce que Ousmane Sonko quoi que l'on puisse dire lu mu nekk ngaaka lu mu soxor parce que lii mu def nii soxor la balaa muy wuy ji il faut que deret tuur loolu ku soxor moo koy wax lu mu soxor lu mu nekk ngaaka am na ay nit yu ko gëm yoo xamante ne ce sont des personnes honnêtes jour bi mu demee dagg naa ko fi mu ne ñu bëre yaakaaroon na ne du ma dem ci yooyu un pharmacien m'a écrit pour me dire man bàyyi naa Ousmane Sonko te kooku nit ku honnête la nit ku gore la dañ doon wax ci Sonko tout le temps ma ne ko kii musul wax dëgg mu may dal ma koy dal ñu ciy waxtaan mais moom moo tëb bind ma message xam na boppam ma tegal ko ci sa t-shirt yi Pastef bi de da ma ko war a yónnee sax ma ciy sang xar bu may sang xar ma koy sol loolu laa ko tontu muy ree il faut qu'on soit honnête nañu respecter suñu bopp Sénégal amul Macky Sall amul Abdoulaye Wade amul keneen ak keneen gis nga ku la joxul cër bul ko jox cër ku la respecté wul bul ko respecté mais suñu justice bi ñun ñëpp ci tolloo ku fi toog démb ne justice bi nii naa yow yaay demaat ci justice bi fii la toog ne ñu ngi fii dès demain dina porter plainte premier discours am bi Adji Sarr génnee moom Ousmane Sonko lundi la waroon dem Walf waxi mais daam bi nekk ci salon bi dafa wax rek mu xam ne kaas yi toj na mu daw gaa woote conférence de presse këram mais il était prévu boo leen bëggee ñu génne affiche yi wan leen ko il était prévu que Walf la doon dem le lundi pour def fa benn conférence de presse am mais ba ndaw si nekk ci salon bi waxee gars yi interviewé ko mu wax yi jaxasoo ci lan daw lijjanti ay nee ko fay nan la 20 millions fay nan la 15 millions ñun duñu ay xale ku toog nag di la fen dalaa joxul cër koo xamante ne ci contre vérité la nekk boobu ba léegi mu bugg leen yeewu ba mu jël leen ne leen kaa leen ngeen dee ngeen ne da ngeen di jóg dee su boobaa xam leen ne yéen ñiy ànd sax yéen a ko yées ndax nit bu toogee waxu la dëgg benn yoon waxu la dëgg ñaari yoon waxu la dëgg ñetti yoon jógal nga romb ko fa nga dem nekk ci leneen parce que kooku gëmul boppam parce que ku gëm boppam da ngay nekk di wax dëgg Ousmane Sonko ñi xam nit ñëpp xamoon nañ ne dina ne du wuy ji parce que xam na Ousmane Sonko ñi xam nit dëgg xam nañ ne première fois bi mu ñëwee ñu film seen film daal di teg foofu benn genre njegenaay pour wane ne way dafa feebar moo tax muy kii ñu film bi juum ñu daal di dindi njegenaay bi mu toog normal daal di génn ay dossier ne yëpp samay dossier la foofu ngeen waroon xam ne Ousmane Sonko il ne vous respecte pas parce que ku tiim ay nit di leen sos ba yow ci sa propre vie nga def say erreur ba tu t'es mis dos au mur war nga mën a am ngoru ñëw jàkkaarloog ñooñu ne leen dinaa wuy ji lu ci am rek xam leen ne man maa demoon mais même les personnes qui sont à tes côtés xamuñu woon sax na yaa ngi dem ci salon boobu amu ci benn nit ba léegi bu génn gum ne man ak Ousmane Sonko mës nañ fa ànd wala man ak Ousmane Sonko ñoo fa daan dajee amul benn nit bu génn ci Pastef ku honnête waxuma nag genre gars yooyu di génn ay kaamin di waat naan ay lii ak lii waxuñu genre yooyu de bëri na ci trop nag 90% ñi yor ci communication Pastef amu ci waxkatu dëgg fii lan toog Birame Souleye taxaw ne ci quelques heures xaw ma lan génn xaalis Amadou Ba ne 1 mois xaw ma la ñu toog ci werante lépp ay sos la kee génnee fële naan ndaw si dañ koo jënd waaw dafa bëgg kii Sonko wëlbati ko naan je présente mes excuses il faut qu'ils arrêtent nekkuñu ak ay xale ñun duñu ay xale defal lu la neex waxal lu la neex mais teg ko ci dëgg teg ko ci cadre légal mooy dañ la bind benn plainte yaa defoo ñun xamuñ ci dara pour ñun ñëpp ñu xam ci dara bu dee jox nga Sénégalais yëpp cër da ngay dem nga wuy ji parce que foofu mënuñu faa kërti ba génne mànniw boo xamante ne du sa bos bu dee nekkoo fa bu dee defoo fa mënuñoo ay ba luxus sa ADN bu dee laaloo woo ak yenn kii comme nag am na salon de massage la
mais je peux comprendre ñu génne fa sa ADN ci sa fii wala fiiwu ndaw si wala dara yooyu mettiwul xëy na mais am na niveau yoo xamante ne bu fa ADN génne am na niveau yam sax bëgguma ko wax parce que waa ji lu tax mu bañ a wuy ji yéen ñi toogoon fii di légaliser ne waaw mën na fa dem wante du viol ak yooyu ça veut dire que yéen a ngi légaliser loo xamante ne sax waroon nañ ko rus taxaw di wax ci kaw même bu dee ñun ñëpp dañ koy def ci suuf mais man fa ma xalaat mooy waa ji est-ce que du leneen la def leneen lu gën a garaaw lu tax bëggul wuy ji il faut qu'on arrête de jouer avec les Sénégalais il faut qu'on se sente d'abord sénégalais qu'on se sente concerné par notre pays pour ñu bañ a nangu yii Ousmane Sonko plus jamais ça demal nga wuy ji si tu aspires même à avoir une mairie sous ta coupole justice da nga koy jox cëram justice cër bi mu am ci yow moment bii mooy def nañ ko ba fa mu yem après nag di leen jox beneen cër bu nu gën a am ci yow mooy cër boobu nga xamante ne moom même bu ñu lay diri dañ lay yóbbu kon nag cër bu rafet bi la justice am ci yow am ko ci man am ko ci sénégalais yépp justice yegg na ak yow ba foofu léegi nag dernière lettre de convocation bu yegsee wuy jiwoo su boobaa justice dootoo am cër yow justice mooy am cër sa kaw bu lay diri sax da lay yóbbu soyez conscient Ousmane Sonko ku ci perte sa bakkan yaa ko yëg su Ousmane Sonko par A ou B il va répondre bu demoon ba Casamance laqatu fa gars yi dinañ ko jëli parce que c'est l'État c'est la justice avant tout l'État ce sont les lois qui gèrent les lois la justice à travers aussi l'Assemblée nationale yow wóoluwoo Assemblée nationale de wuyu 94 milliards demoo wuyu yi bii it yónni woo kenn nga wax mais kon looy doy seen immunité parlementaire ba naan sama bos dañagul wala yow sa immunité parlementaire bu extraterrestre la il faut arrêter joxal nit ñi cër ku la waxul demal wuyu waxul la dëgg ku la waxul demal wuyu du nitu dëgg mais nag yow nitu dëgg mooy jafe sa wet parce que yow sa bopp mosoo nekk nitu dëgg mosoo wax dëgg sénégalais yi populisme gis nga dëkk bi fii ku ne la mën nañ bay suñu ceeb ñun rek mën nañ defar suñu dawlin ñun rek lekk suñu ceeb ñun rek créer suñu jën ñun rek yor suñuy téléphone ñun rek yor suñu réseau ñun rek di defar suñuy oto ñun rek ku la wax loolu waxu la dëgg parce que même monde bi même pays développé yi defaruñ seen lépp ñoom rek boo demoon tey ba ci iPhone am na ay affaires yoo xamante ne ñu ngi koy defaree côté bële yii ñu monté ko côté bi oto tamit pareil boo demoon tey ci Audi am na ay pièces yoo xamante ne ñu ngi koy defaree fii Italie am yeneen pièces ñu ngi koy defaree beneen zone ci Italie ñu jël yëpp dajale yóbbu il faut arrêter tu n'es même pas capable de savoir la superficie de la CEDEAO tey nga ne da nga affaire CEDEAO pour woote panafricanisme CEDEAO di même pas nga ne ay 6 milliards de kilomètres carrés CEDEAO dépassé 380 millions de personnes ngay mais bàyyi leen ñi non wante nag ku toog fii ba ne Corée moo gën a yaatu Jurbel moom kooku warul sax wax nga ciy wax quoi franchement je suis désolé maa ngi jéggalu ci wax yi di leen wax ne que ni beneen détail laay mujjee après tëj mooy ñi yaakaar ne Ousmane Sonko daf fi nar a def lu kenn mësul def yéen a ngi nax seen bopp parce que Ousmane Sonko même 2024 par accident de l'histoire am ay dof am ay ngaaka Sénégal dëpp dippi ba Ousmane Sonko juum sax nekk président xam leen ne su boobaa 51 ans lay am 51 ans mooy âge bi Macky Sall amoon bi muy yéeg parti Pastef 2014 du ma duggaat ci détail 2013 tey bu njaay tous ces détails là ça fait des années que je le dis tey mi ngi ci ñaata at 2014 2021 ñaata at la Macky Sall 2008 décembre 2012 mu jël nguur Ousmane Sonko daf ko fi mën a def Macky Sall ba mu tuddee Macky Sall ba léegi di élection ba léegi 2007 ba mu nekk directeur de campagne Wade premier tour 2012 Macky demal boppam 2009 mu demal boppam maire bu leen fàtte nag ci immunité parlementaire boobu Macky Sall bosam ak yëpp la jëloon joxe immunité parlementaire ak député joxe maire ak yëpp ne ko fëlëx na la yow Ousmane Sonko yow ngay tatamu ci benn plus fort reste di ci tatamu nii di ci tatamu naan sama immunité mais il faut avoir honte Ousmane Sonko pense à tes enfants yàlla mëtiim xam na ne démb sama doom bi am 9 ans xam nga lu mu wax waaw li ñuy papa li xew li ngay seetaan nii ci Facebook bi lan la ma ne ko non dafa am ñu taal côté Rufisque mu ne ma Ousmane Sonko ñaata at la moom sax moo tax ma def kii bii affaire âge yi ma ne ko Ousmane Sonko 74 la judd mu ne ma 74 ñaata at la ma ne ko calculer mu calculer ne ma man dama defoon ne xale la quoi moo tax muy def yu immature yi barke Serigne Fallou Mbacké bi ma yaakaar bu fekkee li may wax du dëgg yàlla bu ma Kazu Rajab fekk sur terre pour vous dire Ousmane Sonko tu as une famille tu as des enfants tu as des parents le Sénégal ne se limite pas à toi Cité Keur Gorgui ne se limite pas à toi mais tu sauras que la justice est infinie yaakaar naa ma arrêté moo gën parce que bu ma ko nee wax rek du baax nanu nekk ñun ñëpp ay nit yu honnête nit yu gëm Sénégal nit ñu xam li ñu bëgg nit ñu xam fi ñu war a yóbbu suñu réew
bu nu nangu kenn yàq ko ñun ñëpp nañu honnête te xamal ne Sonko dafa war a wuy ji yoon par A ou B et je le répète encore une fois ça ne passera pas te nañu bàyyi di wax démocratie bu amul woon Sénégal Ousmane Sonko du toog di conférence de presse démocratie bu amul woon Sénégal yenn chaîne de télé yi duñu toog nit toog di wax lu ko neex démocratie bu amul woon Sénégal journaliste du am fitu ne man maa yor PV gendarmerie parce que c'est illégal démocratie bu amul woon Sénégal kon élection sax bu leen neexee du am parce que dëkk yi amul démocratie du yéen a ngi fàttaliku Yaya Jammeh bii dëkkam la toog ne moo gagné par force wante bi état yi jógee dafa daw kanila Ousou Bébé bul daw nekkal gor nekkal góor demal wuy ji ñu ngi jéggal ci kàddu yi di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan Sénégal jàmm am fa te moo fay am incha allah même bu dee affaire de 24 heures 48 heures parce que dafa waxoon l'avant dernier combat et l'ultime combat muy le mortal combat boobu dañ ciy jàll def leen ko cinéma au cinéma ce soir ngeen koy def il va répondre mënu ci dara bu jaree armée bi génn day génn te nu bàyyi Macky Sall mi ñu ciy tudd parce que c'est l'état Macky Sall bu defoon nii tey war a génn pale ne du génn c'est l'armée qui va s'ériger parce que c'est la nation sénégalaise on nous tue mais on ne nous déshonore pas Ousmane Sonko mérité wul loolu xamu ko kooku warul mën a yor suñu réew na dem wuy ji tu es en train de te déshonorer maa ngi jégaluwaat ci kàddu yi ñaanal ñëpp jàmm jërëjëf